asalaamaaleykum wa rahmatullah. Man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences. dañu dellusiwaat rek ci suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii aux États-Unis ñu di leen xamal ne réew mi dafa dugal boppam ci ay problème ci ay problème yéen ñu ñuy wooye ay clandestin yéen ñooy woon les immigrés sans papier yéen doon doxal réew mi ba Trump diggee ci lii ba nëgë ni amul menn mbay moo xam ne sotti na mbay mépp yàqu na ci àll bi lii ma ne su ko wat lii ma ne su ko ji américains yi ñi dugg ci problème boo xam ne neexut a lijjanti moo tax ba mbir mi amee ak ni ma xamee réew mi moo tax ma leen dem leen ci àll bi ngeen bàyyi tool yi kenn nekku fi Amérique rek nga mën a dugg métier moo xam ne 24/24 da ngay liggéey heure bu neexee compter heure bu neexee wàcc ci mbay mi képp nga ko mën a amee tey Trump ñii mu tiital bi ñii ñibbi ñii sàcce fi xam-xam yóbbu wut seeni tool seen dëkk dama ne kenn xamul nu mu toll réew mi problème bi am jëmee ko ci mbay mi dama leen seetaan vidéo bi ba noppi bu ngeen déglu vidéo bi ba noppi ñu bokk leeral ba mu leer ba ngeen mën a xam ne du ngeen ay illégal immigrant mais ay demi esclave ngeen woon ndax ba ngeen dee ba ndëgë ni réew mi mi ngi yëg loo xam ne mosu koo yëg ci néew doole d'abord USAID dem na ba lam daan maye Afrique mënatu koo maye sax da koo nangu USAID mayetul kenn dara parce que kenn nekkatul ci tool yi bay waa tool yi dañoo sonn jaaxle jaxasoo te lépp danaan Trump bu ko indi kon bismillah ñu seetaan President Trump's new immigration policy. They don't know what the future workforce could look like in an industry that relies very heavily on this migrant labor. Nearly half of America's farm workers, half, are thought to be undocumented. Nancy Chen spoke with some of those farmers to find out how it could become even more difficult for them to stay in business. It takes a lot of hands to hand harvest fruits and vegetables. Talk to any farmer and they'll tell you it's difficult work. Yeah. This is a 24-hour job. So I need people who are willing to work in shifts at different times of the day. But it's hard to find those people. Yeah. American farms are on the decline. There was a 7% drop in farms from 2017 to 2022, according to the USDA. That's about 142,000 fewer farms in just 5 years. These days, farmers are up against bird flu outbreaks, higher costs for feed and fertilizer, and climate change. But their livelihoods depend on a reliable workforce. And now they're concerned about how President Trump's campaign promise to launch the largest deportation effort in American history will play out. Immigration taking center stage from day one. First, I will declare a national emergency at our southern border. About 2/3 of crop workers are foreign-born. And while many come to the U.S. for seasonal jobs legally through H-2A visas, the USDA estimates that 42% of crop laborers are undocumented. New Jersey farmer Kurt Alstead says his workers are all legally authorized, but he's watching closely to see what Trump does next. When we talk about the ripple effects of a potential mass deportation, labor is already hard enough to find as is. Could it be even more difficult to find across the board if that does happen? Well, there's no question in the United States we have a shrinking workforce. Anything that happens from a policy standpoint that reduces people in our workforce is going to make it very difficult for industry, and certainly for agriculture. We would be in big trouble if we lost workforce. loolu mu wax na dëgg réew mi ci big trouble lañ nekk problème bu mag lañ ne amaana li USAID daan joxe aide boobu nangu nañ ko pour yéem a jàppale baykat yi waaye wax naa leen ni leen Amérique am na xaalis du problème mu xaalis mais dafa am machine dafa ko yëngal te ki ko yëngal mooy liggéeykat bi ay liggéeykat lañ soxla dama liñ bàyyoon lépp bu leen USAID doolee xaalis it def ko ay subvention perte la ñuy def ndax duñu am ko liggéey ci tool yi duñu ko watt ko def dara waaw visa HB2 bi baax na mais dañ ko discriminer boo ñëwee Sénégal amu fa te am na képp ku bëgg a ñëw bay ci tool yi dañ laa war a jox visa nga ñëw liggéey
parce que doo soxla ay liggéeykat mbir mi noonu la demee moo tax yéen ci dëkk bi génn leen dëkk bi ngir yàlla ngeen dem liggéeyi New Jersey jege na am nay tool state bu New York am na ay tool jëru ngeen dem ba California yéen ñekk fi New York rek man ngeen liggéey fii liggéey boo xam ne du ngeen ko réccu soxla nañ ay nit génn leen dëkk bi ngeen dem liggéeyi ci tool yi defe naa moo gën ci yéen waaw noo ngi jégalu bu baax di ziara bu baax di ñaanal ñëpp jàmm North Carolina South Carolina California demal Texas Boston fu ngeen dem fépp ay tool la te dañ leen a soxla dem leen ngeen liggéeyi nekk ci jàmm te man ngeen faa doxe ami këyit ndax borom tool yi ñoo leen di sponsorisé waaw mbir mi loolu donc la maa ngi ziare di jégalu bu baax nag te ñaan jàmm man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience peace and love jaa ngeen jëf